Assane Ba ñu ngi lay nuyu di la dalal. Fatim maa ngi lay fay di nuyu mbokku téléspectateurs yi di nuyu team bi nga xamante ni moo ñuy gunge ci altine. Fatim seetlu la bi nga xamante ni taw yu métti wàccoon nañu ci Sénégal ci gox yeeg goxaat yi moom la ñu nemmeeku ci li nga xamante ni moom mooy woy politique yi dem di nemmeeku ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan yi. ku ci nekk nag am na li nga xamante ni yëkkati nga ko ci jot nañ cee jokkoo ki nga xamante ni xam-xamam màcc na ci wàllu science politique. Ibou Sané mu ngi noonu. nga dem seetaan ñu dem seetaani élément bi laaj ak tontu moo tax diggante Alhassane Ba ak mu ànd ak Thierno Lo. xam nga am na jamono Sénégal amoon na ay problème yu taar mais dëggoo benn parti opposition bu jóg ne nii laa war a doxal affaire yi nii laa jànkonte population yi am da mën na si ñëw na fi ñoom ñëpp ñi mànkoo nekkoon benn di xëccandoo dóorandóor jéem a régler problème bi ba ñi yaakaaroon sax opposition amatu woon Sénégal opposition bi deewoon na complètement léegi mbënd bi mu amee rek ñëpp a jóg muy société civile muy opposition muy parti au pouvoir ñëpp commencé jël parce que xam na ñu seentu élection locale élection législative war a ñëw ku nekk di fëkk sa dënn yëf yi nii la war a doxee yëf yi nii la war a am nguur gi juum na ba nee nañu sax ba ñu bëgg a auditer plan décennal boo xamee nee nañu xaalis ba dañu fa dugal te ñoom kii 8 ans yëpp amul kenn ku jóg fëgg dënnam ne première année deuxième année troisième année quatrième année nañu seetaat affaire bi xool état lu mu lal état def ko. nañu bàyyi politique politicienne di jàppale askan bi di liggéeyal askan bi homme politique yi chaque jour ñu ne maa ngi liggéeyal askan bi te liggéeyalu kenn askan bi seen bopp la ñu fa nekkal seen bopp la ñu fay liggéeyal seen poche la ñu liggéeyal jot na nag bu ñu liggéeyal askan bi taxawal askan bi muy opposition muy parti au pouvoir société civile aussi nañuy wax dëgg. ñu nag man lu xaw a jaaxal mooy suñu société civile nag dafa commencé nekk société civile politique. Chérif mu mel ne entretien bi doxoon diggante Alhassane Ba ak Ibou Sané dellusiwaat na ci li ñu doon waxtaanee sànq ak Habib. waaw dellusiwaat na ci moo tax buñ mu neen am explication bi Alhassane tax tout d'un coup ñoom ñëpp ñu fàq wutal li xam nga ci banlieue bi. xam Chérif xam nga dañu nekk ci période boo xamante ni muy contexte Covid 19 bi Covid 19 bi ganasee Sénégal dañu gis ne àdduna wërngal këpp sax dañu gis ne ñi nga xamante ni ñoom ñooy woy politique yi dañu def li nga xamante ni mooy union sacrée contre benn ennemi boo xam ne muy Covid 19 ba taxoon yëngu-yëngu ci wàllu politique yëpp gisuñu ko woon waaye dañu dem ci li nga xamante ni moom mooy doxalinu réew mi ñu gis ne Covid bi ak li nga xam ne moom mooy niñ ko téye woon gis nañ ne woy politique yi également il faut que ñoom ci seen bopp ñu mën a li nga xamante ni moom mooy seen i activité ñu tàmbaliwaat ko donc dañuy gis ne xëy na peut-être mbënn mi occasion la prétexte la pour ñu tàmbaliwaat li nga xam ne moom mooy descente yu ñuy doon amal ci terrain bi donc loolu mën nañ jàpp ni ab explication bu njëkk la beneen explication bi Chérif dañu nekk ci beneen contexte mooy dañu jëm ci ay li nga xamante ni moom mooy ay jongante donc loolu dafay doon lu déterminant ci li nga xam ne mooy 2024 muy élection gox yeeg goxaat yi muy également élection législative yi donc mu doon ay mbir yoo xam ne tey politique yi il faut que ñu mën a jege askan wi waaye nag faaw ñu am ay prétexte comme inondation yi ñu ngi koy dund mu doon loo xam ne métti na loolu ci askan yi nga xam ne ñoom ñoo koy dund ci jamono ji ñoom tamit dañuy saisir opportunité boobu pour mën a investir le terrain. maanaam profiter du malheur de quelqu'un ñëw pour jot ci li ngay yóotu. maanaam récupération politique ci ñaari côté yëpp la nag xam nga la valable. dégg naa benn ci ki nga xamante ni ci gars yi wàccoon ci terrain bi muy ki nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany léegi Chérif mu ngi ko doon tudd sax am na benn wax ji mu wax mu ne askan yi soxlawuñu discours wax ju am solo la. xam nga boo seetloo tey ñi nga xam ne nekk nañ ci naqar boo ñëwee am na benn xaar wala boog ndimbal ji ñuy xaar ci yow nekkul ñëw di wax waaye am na loo xam ne social boo xam ne xëy na soxla nañ ko moom la ñu gën a yittewoo sax nguur gi moom war a jël en charge li nga xam ne moom mooy jafe-jafe askan wi mais l'État ne peut pas prendre en charge lépp li nga xam ne moom mooy lu ñuy xaar ci moom mais dafa am loo xam ne tey wareef la ku nekk ci
ci ki nga xam ne acteur politique yi la kujje gi il est dans kujje gi dafa nekk ci rôle am mooy opposé wu ñoom nag li nga xam ne moom mooy d'abord une communication une bonne communication bu ñu xamee ne fii nii bu ñu fa demee dañuy am li nga xam ne moom mooy une visibilité parfaite boo xam ne dina leen mën a permettre ñu defaraat li nga xam ne moom mooy li ñuy wax rek une santé politique par rapport ak li nga xam ne moom mooy noppi gi nga xam ne noppi nañ ko benn diir boo xam ne yëngatuwuñu defuñu dara mu mel ni sax demoon nañu ba fàtte leen ci Covid bi donc dafay doon loo xam ne wàllu communication da ciy feeñ wàllu lu ñuy wax rek saisir opportunité bi nga xam ne mu ngi foofu lu ci ëpp sax communication la parce que justement soo xoolee bépp parti politique boo xamee ni leader am day dem di seeti askan wi ci mbënd mi mais lan la ñuy njëkk def envoyer ay demande de couverture justement ñu ñëw toog seetaan télé yi di filmer caméra yi di filmer nga gis leader yi ñii dugg ci ndox mi ñii mais loolu yëpp lan la mais c'est de la communication c'est de bonne guerre parce que ñoom politique la ñuy def ils ont choisi de faire de la politique mais il faut que ñoom tamit ñu am benn assise wala benn légitimité par rapport ci askan wi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk donc il faut que ñu investir terrain bi bu ñu koy investir nag dañuy soxla loo xam ne c'est des supports ay canaux yoo xam ne foofu la ñuy jaarale li nga xam ne mooy seen communication sax social bi am na ci au-delà du social bi ñuy def mais ñoom ci seen bopp dañuy wut tamit loo xam ne day retourner ci ñoom parce que tamit bu ñu defee social boobu ba pare mais dañuy soxla également derrière ñu am li nga xamante ni moom mooy li leen di jëmale li leen di taxa am li nga xam ne moom la ñuy yootu parce que defuñu politique rek pour toog mais dañuy def politique pour le pouvoir dañuy def le politique pour ëllëg ñoom tamit ñu mën a am li nga xamante ni moom mooy toog ci fi nga xam ne moom le président Macky Sall toog ci jamono ji. mais est-ce que du à chaque fois pour nga def ko da ngay xaar rek calamité yu mel nii am. nga wàcc ci terrain bi di ko def alors que. moom laa la wax occasion la ñu saisir ko parce que dafa am fu ñu jóge dafa am lu nga xam ne ñu ngi ko doon dund boobu ba léegi kenn déggu leen am sax ñoo xam ne ŋàññi nañ leen ci. xam nga tey ma jël benn exemple ku mel ni le président kii Idrissa Seck bu parti Rewmi moom lan la laaj dafa laaj les cadres parti yam ñu defal ko benn rapport détaillé ci li nga xam ne moom mooy plan décennal mooy ci wàllu gestion inondation yi xam nga defagul comité yaakaar ci wàllu politique mu ñëw wàllu benn côté bi activiste yi nekk fii première ligne problème yëpp ñoom ñooy njëkk a bokk mais ay affaire mbënd mi bi mu amee comme ni nga ko waxee ñan la ñu gis ñu jiitu ci terrain bi c'est des politiques mais ça ressemble à de la récupération mais moo tax duñu wax ni que ñi ngi ci wetu askan wi ña nga leen di jàppale comme ni ko ñële di defee je me rappelle ay surtout benn bés mi ngi ko fi wax fii sax ni ils ont délaissé le champ politique pour les activistes ngay commencé comprendre léegi xam bu njëkk lan la ñu ne wooy politique wàcc ñuy wax na mais léegi ñëpp xam nañ léegi li leen tax a jug mooy naxe mbaay la ak yu ni mel donc heureusement que maintenant les gens ont compris le jeu de certains hommes politiques du ñëpp nag am na ñoo xam ne xëy na li ñuy def gëm nañ ko parce que li tax politique jug aussi mooy loolu ko taxawu saw askan donc je pense que bu nekkee ci jafe-jafe yoon la nga ñëw nemmeeku leen mais nemmeeku ko war a ànd il faut la poser la question aussi que seen stratégie boobu est-ce que efficace na parce que yaa ngi nii di wax ni que nit ñi commencé nañ leen ko xamee yëf yi heure bu ñu jógee rek c'est de la poudre aux yeux. nit ñi ñoo war a yeewu léegi xam ni loolu chaque fois ñu waxoon te non mais des na ba léegi parce que bu élection jotee am na ñoo xam te ne mën nañoo changer seen xol ci ay ñaar téeméer rek ak xaalis foofu la ñu waxee quoi maanaam yeewu googu toll na bu tànn jotee tamit nga xool ka ngay tànn. et encore une fois ëllëg boo amee jafe-jafe mu taxaw du pouvoir ak opposition ñoo ci yem ci côté boobu. ñëpp parce que pouvoir tamit dañuy toog seetaan ba yëf yi am. foofu laa bëggoon ñu door a daw si pour naan dañuy wallu xam nga tey ñu ngi wax ku ci nekk si ñoom bu wàccee également ñu ngi xaar ci yow nga joxe des solutions il s'agit pas de critiquer mais nga joxe des solutions yoo xam ne c'est des solutions yu permettent même le gouvernement également mu ci sukkandiku pour justement taxaw askan yooyu fu ñuy wàccee rek fu may daanale rek justement Fatou mooy il faut que ñu bañ a doon li nga xamante ni moom mooy un état réaction mooy ñu xaar ba dara am rek ñu réagir ku ci nekk tamit toog bëgg a défendre loo xam ne tamit xëy na ñëpp teg nañ ci seen bët mais il faut que tamit ñuy mën a anticiper yu bëri te li nga xam ne moom mooy mbënd mi c'est normal ndox wàcc na mais tamit li nga xam ne moom mooy wàllu gestion mbënd mi
nguur gi moo ci war a taxaw régler ko ni mu war a amee. il faut ñu koy kaajoo tuuti voilà Chérif Dia tey moom lañu fas yéene àndal ci li ci yéene kaay mais laata loolu dañuy dem ñu waa régional ak Ousseynou Diop.